ak yan médaille la nar a indi fii ci Sénégal. Dañuy continuer ak Mado waxtaanee solidarité coronavirus ni nga xam ne sénégalais yi noonu la ñu taxawoo seen yeneen mbokk yi pour rek ñu bañ a gën a yëg feebar bi nga xamante ne économiquement parlant lépp la bloqué Mado. waxee woon rek donc je pense que ci début mars la tàmbali ba tey donc bi Covid bi dooree fi nga xamante ne moom moo di sunu réew Sénégal ku ci nekk nag indi woon na anam boo xamante ne noonu la doon xeexee jàngoro boobu ba tax na nag ñu gënoon ci ràññee ñi nga xamante ne moom moo di tailleur yi association tailleur yi ñoom tegoon ay jéego yu bare yoo xamante ne ainsi que ñi nga xamante ne dañu toppoon élan de solidarité bi tegoon ay jéego yoo xamante ne dañ ko doon def pour xeex côté bi nga xamante ne mooy côté sanitaire bi en créant des masques mais économiquement aussi jàppale woon li nga xamante ne moom moo di certains tailleurs li ñuy def rek dañu dem xool ak ndimbalu ki nga xamante ne moom moo di Apulaay ñu won leen élément bi nga xamante ne moom nañ leen defal comme ni nga ko waxee sànq round up au lieu de rétrospective non mais round up bee ma yëngal na àdduna donc ñun dès l'instant rek mu dugg biir Sénégal ci lañ commencé xalaat ban taxawaay la ñu war a am pour juger suñu participation ci xeex bi yàlla dogal ñu xam ne masque yi dafa bokk ci loo xamante ne protection barrière la population bi war ko soxla ñu def ci ay jéego concerté wu ba njëkk ci lancé benn défi wu 10 000 masques par jour yàlla dogal ñu réussir ko après loolu aussi ñu copté waat 100 maisons de couture kenn ku nekk ñu xaal objectif wu 1000 masques. masques yi moom ñëpp sénégalais yëpp ko soxla moom masque moom képp kuy sénégalais rek suñu amee yéene war nañ laa mën a jox masque moo tax tamit ñun si suñ doole fa mu yem rek at waa 221 ñi ñuy jox matériel yi ñu ñawal leen ko donc ñun ñooñu la ñu xam fu luñ ñu mën a jox daal suñ mbokk tailleur yi ñu ñaw ko donc mën naa dem ba yaatu ba daj. li nga xamante ni médecins yi moom la ñuy sol pour wàllu mbirum coronavirus bi formé moo nekk nii buñ ko defaree ba pare fi nekk nii nag policiers dañuy ñëw jël si ko ñoom dañ koy yóbbu désinfecté ko préparé ko avant ñu koy yóbbu ci hôpital. li wax mooy que ne déjà suñu liggéey mooy que depuis affaire bi commencé ba léegi les 4-5 di distribuer ay lessive ak ay eau de javel pour que vraiment nit ñi set lu ñu laajte bi ñu mun ko motale. ñu ñëw fii hôpital régional Thiès donc war fi indi benn don bi nag ñu destiné ko ñi nga xam ne ñooy malaatu Covid 19 yi. nga xam ne internet lañ leen fii à l'hôpital régional de Thiès. ci kaw loolu ci la plateforme Vision Thiessoise daje bokk yenn conviction yi bokk yenn principe yi comme période boo xam ne ni dafa laaj solidarité mais également mu am les réalités du corona. gel antiseptique yi njëriñam mooy rey lépp luy bactérie ak virus si loxo yi te doo soxla daal ndox. ñu def tey jiital nañ ko commencé ko ci région yi fu ci mel ni Louga Saint-Louis ak yeneen régions yi nga xam ne moo wër Dakar yëpp. parce que ku wax SECAS xam ne bànqaas la boo xamante ne nii c'est national donc nag tey li tax ñu taamu ci daara yi du lenn loo xamante ne lu dul parce que xam nañ ne daara yi ñoo gën a am soxla parce que ku xam jamono ji ñu toll nii xam ne que taalibe yi génnatuñu yalwaan yi donc moo tax ñu ne tey dañuy jël suñu doole li nga xamante ne def nañ ko yóbbu ko ci daara yi. alors 2020 c'est vrai que coronavirus bi sonnaloon nañu mais lenn lu positif li ci génn. mooy baaxaayu sénégalais yi. dafa gën a feeñ. ndax nit yi ñu ci bëri li ñuy xalaat mooy am na ñoo xamante ne amatuñu woon salaire. parce que liggéeyatuñu woon. am na ñoo xamante ne au jour le jour lañ doon lijjanti seen ay dépenses. biñ leen waxee que pas confinement sax mais couvre-feu am na. le temps ngay yeewu sa kër bay dem di lijjanti. dafay gàtt. donc ñu bëri ñi dem ci borom kër yi ñi dem ci taalibe yi ñi dem ci hôpitaux yi c'est-à-dire que ku ci nekk da nga xool domaine ban ngay mun a aider et d'ailleurs même si corona bi sama doom yi nga xam ne ñu ngi ci pouponnière sax en benn moment amoon nañ ñoo xam ne amatuñu woon sax limite lu ñu lekk mais bi may collecté ci temps bu gàtt la leen nit ñi dimbali ba ñu mun a amaat lu ñu lekk donc Sénégalais yi ñi baax ñi ngi baax. voilà waaw je pense que Sénégal moom mun nañ leen waxal lu nekk mais quand même élan de solidarité wala ci wàllum solidarité je pense que sénégalais yi quand même am nañ ko parce que bu ñu gisee kenn ko am naqar rek aussitôt ñoom bu ñu ko gisee da ngay gis dañu ànd ak pas-pas dem jàppale ki nga xamante ne moom moo di nit kooku te gis nañ ko ci période li nga xamante ne moom moo di Covid bi bu mu fi tàmbalee donc on a vu beaucoup d'associations surtout les tailleurs comme par exemple ñi ñu gis ci télé bi waaye rawatina waa atelier 221 ñoom nga xamante ne dañu lancé woon benn campagne
campagne boo xamante ne dañ ko tuddee woon en sénégalais en masque fexe ba concocter ay masques yu bare yoo xamante ne parce que pour ñoom loolu moo nekkoon seen réponse sanitaire boo xamante ne mun nañ ko jàppalee nit ki wala xeexee ko lay di nekkoon mbas mi la nga xamante ne au début vraiment ça avait causé un choc énorme ci bopp sénégalais parce que dañ ko ragaloon bu baax a baax nga doon dem aussi gis ci côté député yi ñoom tamit ils avaient fait ñoom tamit benn don bu exceptionnel dem ci mairie Padois bi yëkkati ay masques yu bare nga xamante ne kii di madame Paye di député nekk ci assemblée nationale ak madame Sow ñu lëkkaloo ñoom tamit yóbbu ci fi nga xamante ne moom moo di mairie yi ces masques là waaye comme ni ngeen gisoon ci écran bi aussi il y avait l'association des maîtres tailleurs comme par exemple ñoom Modou Gueye pour ne citer que moom rek mais bare nañu macha allah ñoom tamit ñu concocté li nga xamante ne moom moo di ay masques yu bare ñoom li ñu njëkkoon def sax comme défi moo doon créer 10 000 masques par jour bi ñu demee ba ci biir nag ñu dem xool 100 000 tailleurs yoo xamante ne ñi ngi fi ñoom tamit ñu demandé woon leen à ce que ñu créer li nga xamante ne moom moo di seen ay masques pour jàpp ci li nga xamante ne moom moo di xeexu mbas boobu donc ils ont même réussi à produire 1000 masques par jour tasaare ko nag ci dëkk bi parce que xam nañu sànq ñi ngi dégg préfet Djibi Diallo nu mu koy waxee ñu dugg ci côté transport bi jox chauffeurs yi dem ci fi nga xamante ne moom moo di mairie yi parce que ñoom parfois dañ doon jox seen yenn éléments yi ci quartier yi pour ñu jàppale ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci seen gox yeeg yooyu donc ils ont fait des travail exceptionnels mais bu ñu fàtte aussi ñi nga xamante ne ñoom ñoo di les libanais ñoom itam association libano-sénégalais bi nga xamante ne moom moo fi nekk mooy les médecins am na ay médecins am na ay opérateurs économiques ñoom tamit ils ont fait des dons exceptionnels yoo xamante ne ci wàllu saabu ci wàllu masque ci wàllu gel antiseptique ñu yóbbu ko nag ci district de santé yu bare comme hôpital Fann jox ko ci fi nga xamante ne moom moo di policier parce que gis ngeen temps yooyu les gendarmes ils étaient vraiment nekk ci mbedd beeg policiers ku ci nekk ñu jox la loo xamante ne moom nga waroon utiliser te surtout temps boobu da ngay dégg kéem ku ko amee rek wàllu stigmatisation bi nga doon am nit yi dañuy soit gars yi nga xamante ne dañ ko am dañ doon récidiver bañ ñu yóbbu leen fi nga xamante ne moom lañ leen doon denc pour ñu nekk en quarantaine donc ñoom ils étaient tout le temps sur le terrain mooy ces officiers là que ce soit la gendarmerie ou la police mais da ngay gis don yooyu bu mu amee ñoom ñëpp jëloon nañ ci am ci seen wàll donc vraiment comme niñ ko waxee rek moo taxoon ñu doon fàttali élan de solidarité boobu waaye comme ni ko Thioro waxee woon sànq rek au début mbas maa ngi fi ba tey kon nañu gën a continuer waat bàyyiwaat suñu xel ci loolu di takkaat li nga xamante ne moom moo di masque yeeg yooyu et puis raxasaat suñu loxo yi peut-être que ça va nous aider à ce que cette deuxième vague là entre guillemets comme ni ñu koy waxee mu gaaw mën a disparaître ànd ak fin d'année bi nga xamante ne suba la yàlla mën na lu nekk mais vraiment c'était pour féliciter et encourager l'élan de solidarité qui existe au Sénégal durant cette pandémie là nga xamante ne vraiment ça a causé beaucoup de stress donc tey bii jour moom nañ leen indiloon parce que man volet boobu laa yore woon du ñàkk dinañ leen indilaat yeneen yi nga xamante ne aussi jot nañ ko def ci wàllu daara yi tamit et les écoles parce que jotoon nañ wër foofu tamit gis aussi ñu teg ay jéego yu mag ci biir bërëb bi. sax joxe nañu woon ay dons te balaa mbas mi di jeex fekkeewuñ ko donc il est important quand même ñu fàttaliku leen bu ñu jëlee par exemple ñi nga xamante ne ñoom ñoo di homme d'affaires yu mag yi ci réew mi ku mel ni Mansour Kama il faisait bi Pape Cheikh di def fii li nga xamante ne moom moo di téléthon bi vraiment bokk na ci ñi taxaw woo ay moroom ay nawle moom ak Youssou Ndour ñu woo seen nawle yi ñu ñëw ku ci nekk yëkkati sa xaalis joxe ñu jàppale état bi à hauteur de milliards jàpp bu baax ci li nga xamante ne moom moo di mbas mi ak relance économique bi ak yooyu tey malheureusement on en parle fekkeewu ko day baax ñu fàttali ko ku mel ni moom rendre leen hommage ci yu mel nii parce que li wolof naan nit kenn du ko lekk kenn du ko naan njëriñ rek lañ koy doyee et doomu réew lu mel nii lañ lay doyee bu problème amee ku nekk taxaw c'est-à-dire ki nga xamante ne tey Mamadou Ndiaye mi jël tey gel buy jar 100 francs may ko Libin mii sax participer na ci li nga xamante ne moom moo di xeexu corona bi et c'est tellement important ba nga xamante ni et comme jógagu fii te jeexagul day baax ñu fàttali ko li ma doon wax démb sama benn xarit ne ko ren moom homme de l'année kenn moomu ko kudul ñi nga xamante ne ñoom ñoo di médecins yi parce que depuis les premiers jours ñoom ñoo ci nekkoon askan wi jàpp ci quoi qu'on puisse dire état bi jàpp ci homme politique yi jàpp ci ñu joxante la main pour xeex ko soo koy fàttaliku da ngay
ngay am sentiment de fierté. oui également après da nga ciy am yaram bu daw. parce que dañuy naan man sama gëm-gëm mooy. dañu bëgg rek di fësal lu ñaaw xëj na mais Sénégal li fi baax moo ëpp. jeunes yi baax ñoo ëpp. mag ñi baax ñoo ëpp. wallaahi nit yi sensationnel la ñuy demee ak yëg nga lii lu négatif ñu jël ko mu gën a gaaw a tas. mais lu baax am na fi et ça fait plaisir day dal la suñu xel. et en parlant d'élan de solidarité ñi ngi ñaan aussi toujours Apulaay bu fekkee mun nga teg image bi ci écran bi mooy bi ma la mujjee yónnee su médecin boobu nga xamante ne ay initial am SOD la waxoon nañ leen que dafa am feebar bu métti boo xamante ne daf ko dal feebar bi nag mënuñu ko fajee Sénégal France la ñu ko mën a fajee mi ngi tudd aplasie médulaire loolu moo ko dal donc moom ñi ngi koy ñaanal ndimbal ndax li ko war a faj 288 millions la francs CFA collecte bi mi ngi dem mais bi ma mujjee jot nouvelle yi 26 millions kese la ñu amagum donc may ñaan actuellement nii nga xamante ne ñu ngi ci dëkk bi parce que bëri na Sénégal ay ñoo xam ne ay milliardaires lañu bëri na ay millionnaires yu fi nekk même bu dul sori na état bu Sénégal mën na ko 200 millions Macky Sall am na ko même état bi bu ko jëlulee na nit ñi jàpp ci ndax moom c'est un étudiant en médecine li ñu bëgg mooy ñu dimbali ko mu faju ba ñëw fii di sauver ay vie ndax comme Coro ni mu ko waxee ren médecins yi ñoom ñooy ay homme de l'année ñoom bëgg nañ moom mii mu dem faju ba jóg ñëw dimbaliwaat yeneen nit yi am na ay numéros yu ñu leen mën a jox pour plus d'informations docteur Mbaye Sène 77 497 98 45 wala 73 341 68 25 docteur Danfakha ñu leen di ñaan yéen ñëpp ngeen def ci seen loxo muy bonne volonté yi muy état bi su ko defee mu mun a wéraat ak jàmm. ñu faj ko ba mu ñëw fii di sauver ay. bu Sénégalais bu nekk joxee 500 mu jóg. Sénégalais bu nekk bu joxewee 500 ñu matal xaalis bi donc c'est important na ci ñëpp jàpp ku am 500 joxeel ku am juróom ku am million ku ko amul mais du nee na nañ ko dénk première dame mais buñ ko mais mën nañ ko buñ ko waxee première dame mën na ko président daal mën na ko la koy ñaan en direct nii Abdoulaye Diouf Sarr 200 millions du dara ci seen budget yi nañ ci jàpp mu jóg ba loolu tax actuellement ay collègues am ay étudiants yi nekk fac médecine démb yaa ngi dégg ay xibaar ni actuellement dañu nekk grève ci wax ni ñoom kii ci ñoom la bokk koo xamante ni tamit ku fas yéene woon nekkoon ci yoonu njàng fas yéene woon sauver ay sénégalais wa pourquoi pas 200 millions ñoom am na ay procédures yu ñu jaar mais dañoo amagul suite ba léegi ba moo tax ñi ngi ci di jéem a góorgóorlu mais mobilisation bi nga xam ne am na par ak grâce aux sénégalais yi tamit ñi ngi koy partagé ci réseaux sociaux yi am na benn hashtag bu ñuy commencé di ko partagé ba ku ne di ci joxe xaalisam je pense que même magie réseaux sociaux yi sax war na ci mën a. ñu ngi opéré mais xaw na yéex. ñi ngi te ñun bëgg nañ daal ñu mun ko yóbbu faj ko donc encore une fois ñu ngi ci woo première dame woo ci Diouf Sarr su ko defee ñu mun ko jàppale ba mu faju ji tey d'ailleurs info matin président wu. étudiants yooyu la ñu invité woon waxtaan na ci mais ñun dañ ciy gën a wax di ko suivre cas bi ba nga xamante ne dina mun dem faju ji depuis lors bi ñu ko lancé 26 millions c'est vrai ñu jàpp bëri na mais na ñëpp gën a jàppaat rek su ko defee mun faju ji bu ñëw sauver fii ay vie surtout que moom chirurgie pédiatrique lay def ci xale yi la bëggoon ñëw di leen opérer bu ñu amee yenn malformation yi nañ ko jàppale bu baax moom SOD mu mun a faju ba wér ñëw daal di faj ñeneen sama yaram sax day xaw a kii su may wax ci yu mel nii waaw damay xaw a triste man damaa gaaw a triste man lii nouvelle résolution 2021 gën a dëgër ci lay bokk bañ a triste